jërë ngeen jëf wedd gis daf ci bokkul ndax lépp yàlla mu ngi ko dëxañ ci alxuraan ki koy firndeel mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba doomu Cheikh Nourou Badji mooy ki ngembu kilifa yu bëri boo bëggee bayre ba foo jaar ñu ni waa jaa ngi demal seeti Cheikh Ahmed Tidiane Ba ndax léppam ci alxuraan la ko teg sunna yonent bi la ko teg soo bëggee ay càngat moo ca gaaw moo ca mën dangaa bëgg tukki mu dëgër demal seeti Cheikh Ahmed Tidiane Ba dalay yóbbu ba nga egg say këyit dara du ci tardé boo bëggee li nga xam te ni mooy nopp sa jëkkër ba ngeen mel ni mburoog soow demal seeti ko wala nga bëgg liggéey demal seeti ko wala nga am problème impuissance sexuelle moo ca mën moo ca aay moo ca gaaw Cheikh Ahmed Tidiane Ba kenn du moom ci réew mi sëriñ la boo xam ne boolewul daraa ki wax léppam ci alxuraan la ko teg ci sunna yonent bi di ko doxal ba mu sotti boo bëggee numéro am nag nii ngay def da ngay def 77 400 00 35 Cheikh Ahmed Tidiane Ba koo xam nit ku ragal yàlla la mu jël léppam teg ko ci alxuraan di jàppale doomu aadama yi képp ku am problème demal seeti ko mu defar say mbir man moo defar samay mbir. sant di rafetlu teewaay bi di nuyu l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di nuyu ñi nga xamante ni mooy ñi ma nekkaloon bitim réew di liggéeyandoo ak ñoom ku ci mel ni ñoom Biram ñoom Mbaye ñoom Cheikh ñoom Malick ñoom Baba Maal di nuyu aussi tamit mbër yi nga xamante ni ñi ngi ànd extérieur ku ci mel ni ñoom Baba Maal ñoom Pape Mbaye ñoom Yaaya Jàmme ñoom Ibrahima Ndiaye sama gars yëpp daal ku lim juum di nuyu aussi l'ensemble Grand Yoff mbooloo seen écrit Grand Yoff mbooloo maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci retrouvaille bi di kontaan ci ni nga xamante ni noonu lañ leen fekkee di ñaan aussi yàlla dimbali ñu ba loolu continuer wéy ba lépp li nga xamante ni bëgg nañ ko ci écrit Grand Yoff mbooloo ñu def ko incha allah. mais saa sa lamb bi saf na barki Serigne Bamba mais mënoo ko xiiral nii tuuti yee mais mënul def nii jaar ko de bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax lan moo tax boobu léegi point de presse bu ñu ko jàppee bu ma juum bi mooy 3e fois wala 4e fois ñu koy jàpp di ko annulé lan mooy sécurité loolu. waaw loolu moom dañ ciy jéggalu bu baax a baax parce que dafa am loo xamante ni dafa jiitu parce que dañ doon soog a ñëw dañ waroon toog xaar waxtaan ak staff bi ba pare bu ñu waxtaanee ak ñoom ba pare après soog a def point de presse bi te en plus aussi mënuñu woon def point de presse te amuñu point yoo xamante ni leeraluñ ko ba pare loolu moo gënoon tax ñu ne nañu xaar ba ñu lijjanti li nga xamante ni mooy l'essentiel bi ba pare après soog a jublu ci point de presse quoi. bala ñoo dugg sa combat Baye Mandione ba tey dañuy des ci li waral point de presse bi ñu gis ne Grand Yoff bu njëkk ba ak Grand Yoff léegi dafa wuute parce que dégg nañ ci ay coow yi créé yu demee noonu yéen a ngi ci réglage bi wala ba tey nan ngeen nekk wala ba tey la nga sant parce que naan ne Fall bëri na fii aussi tamit jàpp xaar yàlla dernière édition suñu borom ko yor muy defee mais ñu gis ne Grand Yoff temps yi passé amoon na ay coow di créé yu demee noonu fan ngeen ci tool. waaw mooy li ñuy wax rek xam nga li ñuy wax rek ay xale moom fu ñu daje coow mënu faa ñàkk waxuma la ak mbooloo te loolu tamit aussi lu waroon am la gars yi am na ay détails yu ndaw yoo xamante ni ñu ngi koy régler te gannaaw dañu jóg pour defar kon dañuy jël lépp li nga xamante ni day yàq ñu génnee ko tege ko à côté lépp li nga xamante ni day defar ñu dugal ko te gëm naa ni man ci sama njortu gëm naa ni loolu noonu suñu avancement la parce que ñoom ñi ngi ñuy teg ci yoon boo xamante ni yoon bu baax la quoi man dama gis ni ci sama xalaat ni Grand Yoff mbooloo bu njëkk ba lii la manqué woon lii moo taxoon ñu génn lii moo taxoon ñu dem toog xam bañ a nekk ci wax sax ci waxu làmb mais terewul tamit musuñu toog ba ni dinañ bàyyi làmb wala dara parce que dañu bëgg am écurie boo xamante ni day jëm ci kanam écurie boo xamante ni dañuy dem ba am fi roi des arènes parce que ñaan nañ yàlla Zarko indi ko fi mais bu ko fi Zarko indi wu tamit beneen doomu Grand Yoff indi ko fi. fi may bàyyee gars yi ci question yi le temps que may revenir ci dara Zarko tamit est-ce que jotul mu nekk fii Sénégal en 100% saf ci làmb bi parce que boo dee xoolee jàmm nga ñoom si dañoo fa nekk te sa tàpp saa daal moom fële te saa démb jóg kenn dootu ko fàtte dafa xew ñun ñëpp gis nañ ko. Modou Lo aussi tamit mi ngi passé Balla Gaye mi ngi ñëwaat ak yeneen yi est-ce que jotul yow nga toog fii Sénégal assisté booy di am combat yu bëri Grand Yoff mbooloo mën a am liggéey comme yeneen secteurs yi ñu fa amee.
waaw boo gisee loolu ñun suñu dellu si bii nii loolu moo ko gën a waral mais loolu tamit dañ ciy interpeller toutes les autorités yi nga xamante ni ñi ngi biir Grand Yoff di leen waxal ni autorités yi nga xamante ni ñi ngi biir Grand Yoff ñoom dafa jot pour ñu dooleel mbëru Grand Yoff dafa jot pour ñu jàppale jeunesse su Grand Yoff parce que Grand Yoff loolu moo ñu manqué parce que da ngay xool benn Zarko day bëre ba pare yow li nga xamante ni da koy joxe dépense biir këram sax du ko am parce que day jëlaat lépp defaat ko ci làmb ji dañ lay fay benn somme lañ lay fay nga jëlaat somme boobu yëpp def ko ci làmb ji léegi après yow làmb ji day jeex nga retourné waat à zéro te boo demee moodu ji saay loo am lu mu tuuti ci sa kër nga koy jëmale mais boo ñëwee fii di bëre ñu nit ñi di dégg ñi ngi koy fay ay millions te gisuñu million boobu maanaam boog egguñu foo xamante ni ñu ngi war nañu am xaalis ci làmb loolu moo waral autorité yi ci boppam dañoo war a jóg dañoo war a jàppale jeunesse su Grand Yoff moo gën di dem di wàll yaan ba pare bàyyi sa dëkk loolu noonu dama ci interpeller maire Grand Yoff man xaw ma Grand Yoff am nañ maire xaw ma amuñu maire mu jóg na solaat dàllam dugaat ci biir nit ñi delloo buum ca mbooy mbooy parce que bi mu soxlaa dafa doon ñëw ci ñun di toog kon ñun bu ñu demee ba soxla bëgg mu jàppale jeunesse su Grand Yoff dafa war a jóg bu baax ñëw jàpp ci xam ni ñun li ñuy def nii pour Grand Yoff la te dañoo man bokk Zarko dama part personnel dama dellu siwaat pour ñu yëkkatiwaat drapeau Grand Yoff ci kaw loolu moo waral suma dellu siwaat biir Sénégal. Zarko gars yi nee nañ dañoo bëgg a xam point de presse bi ci lan la toll équilibre la toll wala si sa combat ak waaw point de presse bi ci lépp la tënku li nga xamante ni écrit Grand Yoff mbooloo la sama combat man ak Baye Mandione ci li nga xamante ni tamit mooy suqali Grand Yoff aussi tamit. ñu gis na nga dem yàgg loolu nga dellu si waat li ngay dem nga bàyyi ko écrit Grand Yoff mbooloo bi nga ñëwee nan nga fekk plus que li nga bàyyi woon nga fekk wala fekk lu gën a kii bëri nga bàyyi waaw xam nga damay soog a ñëw nag mais bi ma ñëwee ba léegi li ma gisagum ci ni ñuy doxalee ak suñu président bu bees bi muy Badara Kebe sama xel dal na ci quoi parce que xam naa ni Badara du dugg ci lu ñàkk fayda du ko dox du ko wax bi ma nekkee depuis en Europe ma dégg ñu ne Badara Kebe lañ def président dama gën a sawar pour ñëw parce que xam naa ni moom ak moom rek gars yi dañuy jaar dañuy teg lépp ci yoon. problème bi lan la problème bi staff la wala problème encadrement la wala problème bi ci mbëri la gars yi ku xam non nekkul problème mu staff sax parce que mun naa ni actuellement nii am nañ encadrement boo xamante ni moom la ñu bëggoon man dama gis ni rek ñàkk soutien kese la mais du question que staff wala entraînement parce que dañuy entraîner bay bëgg a dee. donc li ci des rek mooy soutenir parce que làmb gox la mbër boo ciy bëreel tey waa goxam ñëpp dañuy jóg boo seetee Nandi Fall bébé xaar yàlla boo caatu xaar yàlla da nga leen xool rek xool seen ay open press xool seen lépp nga xam ne ñii dese na noo am jàppale parce que mbër dañ koy jàppale loolu moo tax sànq sa waaye ma ne ko autorité yi nga xamante ni ñi ngi biir Grand Yoff dafa war a jot ñu jël seen lépp def ko ci jeunesse bi parce que ñoom bu ñu soxlawee dañuy topp suñ ginnaaw comme xar bu gis ku yor saako ngooñ kon donc ñoom waruñu toog ñu leen di woo ñu naan leen ñoo leen jàppale jeunesse bi ñoo leen jàppale jeunesse bi ci football wala ñoo leen jàppale jeunesse bi ci làmb maanaam boog ñoom seen bopp rek lañ fi toogaluñ fi écurie yi toogaluñ fi club football yi toogaluñ fi kenn bu dëgg neexul Badara Kebe rek laa fi gis man muy dawal joueur yi di dawal mbër yi ñoom ñi ci des ñëpp nag dañoo war a def ni moom. ci côté boobu nga waxee mooy que da ngeen a ñàkk soutien. xam nga Sénégal victoire la xam. dëgg la autorité yi dañu war a jàpp mais ci kaawu Nandi Fall. mun nañ jàpp ne xëy na défaite bi mu tegle la moo tax tey ñi mu war a gis ñoo leen gis tey boo amee la gën a ñaax supporter ba ci say supporter da ngay def ndax ndam nag yàlla moo koy waaw mais xam nga Nandi yàgg na bégal Grand Yoff yàgg na siggil drapeau Grand Yoff man yóbbu naa ko ba tàyyi mu daan Ablaye Wade yóbbu naa ko ba tàyyi mu daan professeur Mané yóbbu naa ko ba tàyyi mu daan mais tey da làmb mooy loo xam ne tey da ngay daan suba nga daan mais ci kaw loolu noonu yëpp ñuy dem di am ndam terewul amul autorité yi taxawuñu leen comme niñ leen war a taxawee
mooy li may wax rek ñoom ci seen bopp ñoom ñoo mun a dooleel écurie Grand Yoff mbooloo dooleel équipe bi nga xamante ne ñi ngi Grand Yoff mbooloo ndax ñu suqaliku jëm ci kaw loolu kese moo dese écurie Grand Yoff mbooloo mais du dara loolu noonu nag dañ ciy interpellé ku ci mel ni Boubacar Camara Khalifa Sall Adama Faye Mimi Touré ñoom Diop la maire ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn parce que ñoom pour ñoom ñëpp la ñoom ñëpp war a ñëw jàpp ci écurie bi parce que Grand Yoff lañ soxla te Grand Yoff mënoo ko soxla ba pare ne da ngay teggi mbëri c'est impossible parce que ñun dañu bàyyi parcelle bi ñuy jógee parcelle dafa neexoon lool neex lool ñu nekk ci bunt boo xamante ni ñëpp bëggoon nañ fa egg man nag ma ni leen man maa ngi leen di bàyyi maa ngi dem tàmbali sama gox parce que sama gox moo ma gënal fii Grand Yoff moo ma gënal Parcelles moo ma gënal Pikine moo ma gënal Guédiawaye moo ma gënal foo xam foo mu di dugg ci àddina parce que man Grand Yoff laa xam. sa combat ak Baye Mandione nga jógee voyage bi jël avance bi mën nañu xam lan moo tax nga jël avance bi ak avance Baye Mandione fan la yóbbu sax wala nga bëgg a génn gars yi déggal sax fi mu demoon loolu tax nga jël combat wala dafa am li tax nga jël combat. waaw benn am na li tax ma jël combat bi parce que combat man ak Baye Mandione nga boole ko ci sa palmarès sa palmarès dina riche quoi parce que Baye Mandione lu mu bon champion la te def na fi dara quoi loo xamante ni mbër bu bëreek moom yow di nga xam ne man mi bëri naa ak ki nga xamante ni champion la même bu bëree defet bu bëriwul defet tamit def na fi loo xamante ni nit war naa mën a bëreek moom comprendre nga te jël nañ ko aussi tamit pour relancer wu jël nañ ko aussi tamit pour yëkkatiwaat drapeau Grand Yoff pour suqilaat Grand Yoff mu jëm ci kaw parce que combat bi nekk na combat boo xamante ni am na benn niveau boo xamante ni dinañu fa yóbbu mais du fi ñu koy xaaree tamit pour ubbeeku la rek pour wan ni gars yi ñun dañuy dellu si te ñu ngi ci làmb ba tey. est-ce que liggéey nga li daan Baye Mandione. bu baax a baax. ci ban anam. waa ci xel mi ci doole ci xel mi ci doole ci mental aussi tamit. kon ñu xaar. incha allah yàlla baax. le 22 août la yàggatul dara. kaay nii. man ku dul Baye Mandione sax damay kooraakoor ak moom. ku dul Baye Mandione sax damay taxaw moom xeex ak moom ba heure bu ko neex parce que Baye Mandione boo xoolee dëgg neexul mun naa ni suñu kilifa la kon donc am na yoo xamante ni sax warul moo koy def du yoon mais lii comme que yàlla moo nu boole nag. Baye Mandione moom boo bëggee xeex boo bañee xeex. mais yow déggoo li ma la wax Baye Mandione foofu amul lu muy décider làmb jooju lépp ka fay décider man lay doon. déggoo ma de bu ma bëggee mu xeex day xeex bu ma bëggee mu bëre day bëre. man maay diriger. maa xaasa moom na prépare rek le 22 dina xam ne am na xew bu mu dul wax yàqale fenn parce que maa ko gën a soxla gën ko nekk ndaw gën ko xiif te gën ko pare tamit du sax benn. waaw li ñuy tàggatoo rek mooy ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal ci teewaay bi di leen wax ni kontaan nañu lépp li nga xamante ni nag wax nañ ko fi mu dëng ci ñun la li ci jub nag ci suñu borom la ñu xam ne nit moo matul li ñuy wax rek mooy pour defar yëkkatiwaat écurie Grand Yoff mbooloo mu jëm ci kaw di wax ni autorités yi Grand Yoff yi autorités yi laay waxal Boubacar Camara Adama Faye Khalifa Sall Mimi Touré Madiop nañu jóg jàppale jeunesse su Grand Yoff bi ñu xam ni am nañu combat le 22 août ak Baye Mandione te combat léegi yëfu gox la dañu jóg jàpp ci tey bàyyi seen yii ñuy def di jàppale yeneen mbër yi bàyyi mbëru Grand Yoff mbooloo yi yaa may dégg bu weesoo loolu nag ñi ngi gërëm bu baax ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy jàppale di ñuy taxawu ku ci mel ni prési pro ñu ngi koy sant bu baax moom gis nañ taxawaayam di sant aussi tamit suñu PDG ñu koy wax Doro Gueye di sant aussi Modou Mohamed Gueye di sant aussi Samba gaa yëpp rawatina nag ñi nga xamante ni mooy sama waa koñ ñu ngi leen di sant bu baax samay supporters ñoom Ndaama
ñoom Diop Dollar ñoom Baye Gile Mbagnick Ablaye Ndiaye bàyyi ma kenn surtout mbëru Grand Yoff mbooloo yi tamit maa ngi leen di sant bu baax ak staff bu bees bii ñu am ñu ngi leen di sant bu baax di leen sant aussi tamit yéen journalistes yi seen disponibilité kontaan nañu bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni teew ngeen wasalaam.